moi je suis le leader ku toppul sama gannaaw doo nekk dara muy laaj fekk muy keneen barke alquran bu ma àndul woon ak Macky Sall du fal billahi wallahi taala boo àndul woon billahi bu ma bokkul woon ci parti bi xeex bi du jege sax fu ñuy falo du ko je barke alquran al karim te li ma wax nañ ko weddi nañ ma génnee ñoom seen parti buñ ma génnee nga xam kan laa man rawaan laa de bu garaw sax xam nga président de la république joxe nañ ko ba pare te man damaa amoon candidat moo ci jot mais institution yi des dama ni minimum bi nga xam ne man moom laa jël. Ahmed ay alquran nga wax danoo am problème Touba loolu dëgg la. loolu kay nangu ko nag. mais nangu naa ko. maa ko moom ndax li ma fi am ci nit benn politicien ci benn obédience bu ko fi am amul tey de ci Touba buñ ma fi doon tëkkale kenn lañ ma fi mën a tëkkaleel muy Madické ndax am na fii mbooloo waaye ñi ci des moom dañoo ñëw di fortaatu. kon nangu naa ko léegi laa doon wax ak suma benn xarit ma ni ko président Macky Sall li ma koy digal ñi koy nax Touba di ko laaj xaalis te amuñu ñaari nit te dafa am ñenn ñi ay kilifa diine lañu yu naan ko am nañu te amuñu taalibe boo xam ne mën naa woteel Macky Sall am na fa ñeneen ñi ay dóorkati martu lañu dóorkati waa ay dealer lañu yoo xam ne ñenn ñi dañuy carte bu guddee ñu dem ci casino yi bu ñu ñëwee li ñu ñëw ne Macky Sall mën naa la jox Touba te ak kenn xamu leen buñ demee dañoo seexlu ñoo Idrissa Seck yoon. ñëpp dañoo juboo ndax Touba li fi ne bu ko président cautionné du gagné élection yi Touba loolu moo wóor ndax ñi fi ne di dem ci moom di ko laaj xaalis di ko def seeni poche xam ne dañoo xiif man législative yi def naa fi plus de 100 millions ñu yàq élection yi te ñi ko yàq bëgg Macky Sall jox leen xaalis a tax élection bi biñ ko waajee ak léegi yaakaar naa ne demaguma foofu mais ci processus bi li ma ci ñàkk léegi mu mat 30 millions te ak seeguñ ci campagne bi kon loolu maa ngi ciy alerte président ak directoire campagne am xamal ko ne ñii ñëw ci moom mbaa ñuy ñëw ci Farba Ngom te li yàqu nag ci parti bi lépp Farba Ngom moo nekk ca Ndakaaru di buur di bumi di yàq xamul li xew ci réew mi te lu ko neex def. Mahmoud Saleh 2010 daa dem 4 heures du matin ci Ablaye Wade pour jaay ko sunu parti. ah bon barke alquran Macky Sall mi ngi woon Diourbel Macky Sall wax ma ko ma ni ko danaa ko wax loo xam ne nii buy génn ma koy rey je le tue man maa ko woo dugg ci caayam rentré ko mais mënoo nekk ci biir cabinet président boo gisee gone gu jigéen guy dox wala jabaru jàmbur nga woo ko kolaas ko wax ak moom waxi ñàkk fayda. nag ñooñu man mi fi nekk 43 ans bu dee nag ñoom mën nañ ma fee ëpp mbooloo du wóor ndax fi mu toll tey ñi daw ñëw APR fii ñoom ñëpp ay dealer lañu APR ñi fi nekk tey ñu ne mën nañ dara ñëpp ay dealer lañu kenn ku ci man dara amul ay trafiquant ak i dealer ñoo fi ne man rek maa fi set wecc man rek maa fi set wecc li may wax na kuy tontu na ci tontu wasalaam. Touba ñun langu politique gi lay wax li may wax dugaluma ci ab sëriñ mbaa boog sëriñ bi nekk ak man ci langue politique di politique laay waxal dama ni fii ci politique bi man maa moom Touba maay général bi li ma fi yor ci mbooloo muy politique topp ma kenn yoru ko fi. wala nga dem ci hôtel yi sax yooyu il faut que ñu arrêté ko mënatu la continuer sans taille loolu mooy harcèlement man je vais faire une proposition de loi à l'Assemblée ñu bàyyi doomi jàmbur yi nit ñi nañ ko baax ak jabari jàmbur yi qu'il faut les gens laissent prendre ces choses là ce n'est pas honnête. nit noonu nguur day xaw a. dama ni li may wax dafa clair. dof loo nit yenn say. dama ni ce que je dis est clair dama ni kenn amul droit di profiter ci benn position d'influence pour ñiy soxla ndimbal wala ñuy soxla ku leen àggale ci président wala président assemblée nationale wala président conseil économique social nga leen di chantage ñuy ay doomi jàmbur ak ci jabari jàmbur parce que am na position boobu. wax naa ko léegi Oumar Sarr suma frère la nee naa ko Oumar yéen warul leen woon a daw léegi laa ko wax. dañoo daw ba pëccatu seen dàll bàyyiwuñ ko fa nee naa ko bu doon man maay ministre de l'intérieur sa maas bi laay kurkural ba jàpp leen du ma leen yóbbu rëbës de
mais danaa la def retour de parquet fii ak ñetti fan ñeenti fan yóbbu la ci yooyu ba bu ëllëgee du ngeen def noonu laa ko waxee. mais buñ nee préfet bi doo dara ni ministre de l'intérieur doo dara danaa ñëw man ministre de l'intérieur ak préfet danaa leen wan ne au nom de la loi dara la am naa ay gendarme ak i police bu ngeen fi jàllee ñu defante koog yéen loolu may wax ni mais de réew nag defante ko yor. mais pourquoi defante du am du fi jóg. dañ leen fal pour ngeen di defante. dama ni defante bi. dañ leen a fal pour stabilité. dama réew ne mi ak wàllum kaaraange. xam nga ñun gars yi dañ naan diw góor jigéen la parce que amul fi te ñoom fan yii yëpp gone yaa ngi wax naan ci ñoom am na ci ay góor jigéen ci ñoom opposition ñoo xam ne dañu nekk ci góor jigéen ñu leen di jox xaalis ak leneen man gëwuma ko woon waaye tey jii bi ñu waxee li ñu wax ba pare weddi ko ca place bi tey bis na ko tey gëm naa ne ay góor jigéen a ngi ci ndax góor bu waxee talaatay ndeer moo waroon dëkk yéen ngeen sàcc ay milliers de milliards ci plan tàkkol jël ko ci COSEC lekk xaalis bi dañ leen a may jàmm moo tax bu leen yeewoon dugal ci biir liñ leen xam nañ ko ils ont volé de l'argent qu'ils ont gardé il faut que ñu génnee xaalis boobu. loolu nag lu président war a régler la bu dee yëgul loolu maa ngi ko koy yëgal ne Farba Ngom mooy yàqkat bi gën a rëy ci parti bi te bu dégloo xalaatam lii xew dana fekk loola passé na ubbi ay bëtam xool ndax camp dara passéegul am na chance su mën a récupérer ñi ko mën a defal dara ànd ak ñoom pour gagner élection yi waaye élection yi am nay problème ci préparation bi te nii ñu bëgg a doxe buñ ko doxee mën naa am problème loolu moom maa ngi alertu te it lii wax naa ko xalif général des mourides ci suba ndax falaa jullee kon loolu danaa leen ko yëgal foofu laay yem du ma ko weesu maa ngi alertu président daal mu xam ne ay gor yi ànd ak moom démb ba yóbbu ko ci pouvoir bi bu sukkandikoo ci seeni wagg fonk leen faratal leen dana gagné premier tour waaye nag bu ko nit ñi def loolu leneen ba mu def ko lu mu gis ëllëg bu mu ni kat xawuma ko woon la Abdou Diouf defoon ak Ablaye Wade ay élection lañ def ñi xiif ñëpp ñi ngi ŋaŋ te ñooñu xiif mënaluñ ko dara ku xiif nga ni Moustapha Cissé Lo mi am ay 100 millions di ko def ci nit ñi mënul dara Touba man mi xiif jox ma xaalis ma dem wutal lay nit ku xiif de boo ko joxee sab xaalis bu duggee ak moom ca roq ba danaan mu daanoog bàyyil ay yemale na Macky Sall xippi bëtam te xool te xam ne ñi ngi koy nax ñi ko wër dañ koy nax de waxuñu ko dëgg kenn waxu ko dëgg ñi ko wër ñëpp ay naafeq lañu duñu wax dëgg tey duñu wax dëgg. léegi juste benn question ñu jàppoon ne léegi Dakar nga nekk di fa voté di fa mobiliser kon mobilisation mi ngi des ba léegi Touba. Touba maa ko moom politique gu Touba maay chef bi maay général bi. loi réew mi di constitution bi nee na juróom-ñaari at la président de la république dañ ko fal 7 ans dama ni ci àddina bépp dama wax ni loo wax ci politique mënoo ko bu subaa da nga naan maa ko waxoon mais mënuma ko wax ñëpp a koy def waxi caaxaan la du waxi dara politique du diine du alquran gëm nañ ne même bu dee wax na ko Alioune Tine ñoom loolu du programme APR bu dee moom nee na rek am ñoo xam ne ñi ànduñoo ak moom ndax ñi naan ko respecter sa kàddu ñëpp ñu ko contre la tey. kon ñi xamul dara jànguñu jonguñu nekk di wax kenn représenté wuñu kenn nañ téye seenu làmmiñ te bàyyi réew mi continuer réew maa ngi dox. mais li ma ko defal ku dul ndeyam ak bàyyam defaloo ko ndax man maa dem ci Macky ni ko kii da nga koo war a jox dara Cheikh Kanté toog na jooy ci sama kanam. ak jab bu ko deful yàlla naa këppoog sama oto. toog rangooñi si bi jabaram di jooy. wax naan ñun xamoon nañ ne dañ ñuy wor. ma def bu ko waxul yàlla naa këppoog sama oto. je vous encourage mais ayez du courage wala ngeen jox ma yëpp way parce que xalaat fàtte buñ ma ko joxee damay duma comme Yaya Jammeh ñenn ñi ma yeew leen yóbbu leen kenn bu ñu ni pat yi ñuy wax ça n'existe pas ay droit de l'homme droit de lii droit de l'homme par rapport tu insultes qui tu veux tu insultes l'État tu dis tu mens li ñuy wax c'est des mensonges ñu ngi ci fépp ma koy wax dama Sénégal am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. waaw yàlla xam ne waaw déglu ma. loolu foo ko teg dama ni tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defal ak yàmba ci Sénégal ak Dakar dëkk bi dana doy waar. ah bon waaw du jeex
du jeex. li nga wax foo ko teg honorable mais xam sama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax tey ñi nga xam ne ñooy jaay drogue ak yamba ay kilifa lañu ñoo ko mën a indi fii moom lañ leen di tuddee moom la ñu jëf ak ñoom danañ ci mos ci yoonu danañ ci jaay jekk na fuyu léegi sosal na may fen moom bu dee moo ko wax El Hadj Diouf day fen bu ko waxee Ndeye Mbergane Kanouté dañuy tàcc li ñu wax dara du ci dëgg c'est des menteurs qui mentent la République et je dis clairement que le mensonge est l'arme des faibles. et le président Kanté jotewuñu ay fay Kanté maa ngi moom ñi ngi wax di doxante te ca début ñu placé ko laa ko gis di ko comme yor nga port te da ngaa war a recruter ay nit jëlal ma dans le département Mbacké 10 personnes il m'a dit que du ma ko man du ma ko man waaw mu ne mënu ko ma ne ko amul problème un jour mu woo ma ni ma man mën naa la jëlal sa benn doom xam na ma ne ko am naa sama doom de loo xam ne peut-être moom mën naa intéressé ma fab photocopie carte d'identité jox ko mu woo ko mu ñëw mun ko chauffeur laa dafa ko def mun ko sama bàyyi am na ay oto yi barke alquran bu amul yàlla bu ma am dara ci Serigne Touba bu dee mas na maa toog ci Kanté mbaa ma bind ko lettre ñu ko génnee ñi ko jëlal sama doom Kanté bu dee mas naa ko def yàlla bu ma am dara ci Serigne Touba Kanté kon fenkat la ndax boobu information moo ko joxe ñi koy jàllale ay fenkat lañu Sénégal nañu xam ne ñun dangereux ne Kanté baaxuñu ci biir bu ñu waxee tudd ay man awma temps Ousmane Sonko da nga koy laaj nu mu def ba am këram gii kër def ko kër gi mu am déglu ma rek ku nekk ñaata at inspecteur mun a am li muy tabax kër gi liggéeyul 15 ans ñi mu bokkaloon suma doom yi ay ñoom Cheikh Abdoulou ak i ñeneen promotion yi amuñu kër Dakar ba léegi moom Tahibou Ndiaye la doon coggu Tahibou daal la doon coggu bu wér Sonko coggu Tahibou Ndiaye la woon Tahibou Ndiaye mi nekk ci kaso moo tax mu def leneen mais lu tax waxul Amadou Ba ñoom ak Tahibou Ndiaye ñoom la daan coggu loolooy dëgg gi lu tax waxul woon bi ñuy caxatee suuf si te mu jege Tahibou Ndiaye Ablaye Wade di caxatee ba mu am bañ jox ko wàllam këram boobu wàllam la ci caxat yooyu. jox ko wàllam wàllama dafa dem revendiquer ji wàllam. ah bon ci Sicap looloo am léegi pourquoi boobu waxul woon ak bi ñuy dagg cité de l'alternance bande bi wër fi Pape Diop ñoom am ma dikkee ñoom Ousmane Masseck Ndiaye ma ñoom ñëpp ak moom Idrissa moo jiite woon coxatee boobu Abdou Diouf dafa aaroon boor boobu bi aéroport bi Ablaye Wade ak Idrissa ñoo coxatee soo set te Sonko ngi woon au cœur ci coxet boobu lu tax waxul woon. ni Sonko lu mu wax génnee leen ay kayit. non waxuma moo xam ci assemblée nationale gi li mu wax lépp kàcc la. ndax moom nee na 10 millions te day fen. ah bon barke Salat Fatia day fen man de ci moom laa ko jëkk a dégg man de lebaluñ ma 1 franc ndax ñi doon leble lebu ma man ngaa dem ci banque yi amul benn banque bu ma leb xanaa kon man dañ maa war premier vice président de l'assemblée ñu mën a di joxe 10 millions wala ñuy dig nit ñi 10 millions te yëguma ko wax naa ko bureau assemblée. yéen doon fay impôt. tamani moom moo fayul lemp moom. na xool boppam moom moo fayul lemp inspecteur des impôts bu ñemewul fay impôt. moom moo fayul lemp mais moom boobu ñun fayuñu lemp beneen bi dafa war a jëm jàngi pour xam-xamam gën a bari impôt ci ab salaire lañ koy def ñun du ñuy salarié du ñuy fonctionnaire nous sommes des élus man 1 franc duñ ma ko dagg te man liñ may fay parlement CEDEAO noo ko tuddee ñoo yem de émolument la 1 franc duñ ma ko dagg maa ngi ci près de $6,000 par weer 1 franc duñ ma ko dagg waxal communauté bi ñu dagg ma ko kenn du ma dagg dañuy ñëw amul sax bulletin damay ñëw rek ko si weer wi bu dee ma dem député ci àddina bépp amul salaire député mandat la mandat bi émolument dañ naan kii traitement la am boo xam ne bii mensuel Sonko na jàngi ak jàngul li muy wax lépp ay fen ak i tappale ki kàcc la mais du fi am dara ci réew mi kenn gëmu ko Sonko kenn xamul fu mu bokk mooy kan amul dara ngeen ndax ko fee far mu falu du dara waay du dara dama falu na de il n'est rien mais xanaa délit d'ambition dafa am ci réew mi dama ni ñoom Idriss Seck ak ñoom Ousmane Sonko ku jóg di tourné du ñooñu la Sénégal di fal mais lu tax Abdou Mbaye demul ay élection non waxuma man déedéet da ko tudd Abdou Mbaye doomu Kéba Mbaye la Abdou Mbaye c'est un banquier
c'est un éminent cadre HCS bu Paris la génn ci cadre yi la bokk dem na élection di def ay opération de charme 0,40% la am 0. moo de scrutin yi bokkuñ de président li ci présidentiel ak député bokk na ay dara ñooñu dama leen a yërëm ndeysaan daañu daw ba dee seen biir yi dana daw ba bu leen Macky Sall jàppee ba jàmbaaje leen ba bàyyi leen biir yi daw bu ngoonu 24 boobu danañ naanati ndox ni mu leen defoon premier tour def leen ko deuxième tour def leen ko référendum def leen ko législatif bu gën a garaaw la leen di njoowaat. Assane Diouf Moustapha Cissé Lo fu ma dajeeg yow gis nga sama grand yi daje woon ak yow Paris après dama leen a mere ñoom Babacar yi dama leen a mere parce que dañu waroon bu doon mën la damay dëgg. xew-xew boobu nga xam ne moo amoon si internet bi diggante ki nga xam ne moo di Moustapha Cissé Lo ak Serigne Abdou Fatah ci kàddu yi nga xam ne jóge woon ji ak seen ay auto sonorisation jëm fi nga xam moo di ndaam nee nañu kër Moustapha Cissé Lo foofu lañ jëm xamuñu nag foofu lan moo fay xew ak lan moo fa nar a am mais dañuy ànd ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fa jëm foofu lañ fas yéenee dem information bu bees beneen bi nga xam te ne jot nañ ko am tamit beneen kër Moustapha Cissé Lo bi nekk fii ci marché Ocass yu ne taal nañu ko lu si mënti am jamono ji daañu dem jéem ko xool vérifier ko toppal leen information bi kon ba ci kanam. vice-président de l'Assemblée sénégalaise ci architecture bi nga xam ne mooy bu état kon kay foofu nga war a waxe man maay président chambre de commerce Diourbel 13 ans ñu fal ma falaat ma loolu moom ngay jëkk a wax ba pare mais booy laaj kay da nga naan loo joteeg Sonko mais waroo maa wax war na maa wax Sonko lu ne laa ko mën a wax parce que Sonko du nit la te nee na am na xam-xam nee na it inspecteur des impôts la nee na ci ñi gën a jub ci Sénégal la bokk am na sañ-sañ moom toog ku ko mat bàyyi Sonko man mat naa ko bàyyi ndax sama doom taaw ñaari at la ko mage maa ngi ak 64 ans mu toog sénégalais yi respect bi ñu am ci man ba falaat ma 4 législatures xam ne 98 bi may falu commencé gul liggéey sama premier mandat député ma falooti CEDEAO ma bokk ci ñi fa def record 4 législatures 3 ans ma nekk ko 3e vice-président parlement bi ma yor ko ba benn at moo ma dese ñépp ni la ma fa def kenn mësu koo def nga toog ni sénégalais yi Moustapha Cissé Lo planton sax waru koo doon assemblée baayam moo war te nekk planton Sonko duma moroomam baayam moo tax ma ne loolu laa wax bu dee loolu mooy saaga wi kay moom laa wax Sonko du dara laa wax imbécile pire la du nit ku baax ndax bu doon nit ku baax la dana respecté mag ñim fi fekk. waaye kër gi nekk Ocass moom taal nañ lépp ba nga xam ne sax gardien bi wax nañ ne. gaañ nañ ko ba nga xam ne rawale nañ ko waaye kër gi nekk ndaam fi mu toll nii ci la taalibe yi daal di jublu daal di ñëw fi mu toll nii ñu ci lakk nañ ko la taal nañ ci essence. waaw njoowaat gu gën a garaaw. ndox la ñuy reere. xalaat ngeen a gagné premier tour barke Sëriñ Bamba. premier tour amul sax de yow yaay wax amul débat. premier tour barke Salat Fatiha premier tour la ñuy jàll. de présidentiel. waaye yow yaa ma gën a xam loolu waaye kan moo. non kan mooy tee gënuma la koo xam. mais logique pour logique yéen mënoo leen gagné premier tour. oh xanaa da nga naan moom nga yéene yow. déet yéenewu ma ko mais résultat yi génn laa joxe di. ban résultat yi passé nii. yow xam mooy résultat. xaw may résultat. yow mënoo analyser résultat. comment mënuma analyser. mënoo ko doo statisticien. ah bon. yow xamoo ne am na ñoo xam ne ñii bi ñuy dem ñun la ñu àndal. ci élection yi. waaw borom liste yooyu. waaw ñu liste yi bëri. ñun la ñu àndal. kon yéen li ñu leen doon tuumaal dëgg. non dañoo mënta dugg suñu liste amuñu fa place. ñun leen dem leen looloo am non du affaire loolu xam nga kii di moom day dem mi ngi mel ne tey man présidentielle bu amoon te ànduma ak Macky Sall candidat yëpp yi ci ne man ànduma ak ñoom mais bu doon tey par exemple ñaanuma ko damaa tàggoog Macky Sall man damay dem présidentielle ndax danaa ko bu ko defee lu ma ko wax xeeb naa ko damaa respecté Sénégalais yi waaye kon la ma koy wax dina gën a garaaw loolu laa bëgg ngeen xam ko Sonko aw ma ci moom benn respect nouvelle actu génnee na li ma wax maa ko enregistré dagg ko def ko ci biir boo demee da nga ko gis li ma waxoon maa ko persister signé ko benn Sénégalais mënumaa wax ni ma aw ma sañ-sañu wax Sonko li ma ko wax ndax Sonko bu amee sañ-sañu saaga ay baayam
saaga ay maamam saaga Sénégal ba pare gëmul diine ba pare bokk ci sàcc yi gën a rëy parce que ñi mu àndal jàpp nañ Tahibou Ndiaye moo ko daan jëlal saak tey bu mu ko doon atte wana nañ ko woo comme complice ñoom suuf Ndakaaru sëpp 2001 bi mu commencé liggéey lañ ko commencé caxatee te foofa la nekkoon loolu na ci bind xam na ko da ngeen naan ko na bind ci suuf si muy bande bi ci wetu aéroport bi Sacré-Cœur 3 boobu laaj ko kër góor gi laaj ko mur bi nga xam ne mooy muru Cissesse laaj ko muru aéroport bi loolu ngeen koy laaj suuf soosu nuñ ko daggee ak monument de la Renaissance laaj leen ko loolu beneen bi ngeen laaj ko soldam ñaata la soldam ba mu mën a amub immeuble te fukki at ak juróom rek la liggéey laaj ko it li muy financer partem fu mu jógee Sonko loolu la leen war a tontu il n'a qu'à vous répondre sur ça mais yi muy wax kenn gëmu ko kenn faalewu ko te it bu ñu demee élection ci lay xam ne du dara te mënul dara loolu mooy dëgg gi man sëñ bi awma problème boobu nit ñi lu leen neex nañ wax bu dee wax naa kenn lu ma ko war a wax yoon a ngi fi nan dem ci yoon mais li ma wax maa ko wax et je persiste estime Sonko fan la teg di toog di soosal nit ñi naan diw sàcc na 94 milliards te boo ko woo du wax fu mu ko jëlee lu ko neex wax nit ñi ngeen defe ne daal mën nañ koo defal ay promotion nit ñi ay carte électeur ñun ñoo yor suñuy carte xam nañ kuñ koy may man ñaanumaa nekk président Sénégal moom mi ko ñaan nag ba pare di fen ak a tappale man maa koy wax ni li ngay wax du dëgg tu es un menteur sénégalais yi gëmuñu la li ngay wax du waxi dara. am caution xam naa nu ma koy amee mais teewul ma ànd ak Macky Sall ndax bu deuxième tour bi ngay wax doon am du ma ànd ak Idrissa Seck du ma ànd ak Gakou gawuma leen Macky Sall laay reporté samay voix looloo am législative dafa am ñoo xam ne Farba Senghor dégg nga ko Farba day ñëw jàppale si Macky Sall. Farba Senghor day ñëw jàppale si Macky Sall du dugg parti am Omar Sarr bu réew mi day créer parti. Omar Sarr waaw ci fan yi ah bon maa la ko wax te Macky Sall lay jàppale du dem ak ñeneen sëñ Mbacke Ndiaye bul wax ni une voix la am ndax une voix compte mais une voix boobu ñoom ñooñu ñëpp ñun la ñu àndal te dañoo demoon kii am na ñu dem ba ñëw am ñaari député yekkal ñu ko da nga koo fàtte 125 lañ amoon ñooñu xam nga ne ñooñu ñëw nañu te am nañu jàppale woon ñeneen ñoo xam ne ñii mënuñoo nekk kan. moo inscrit ñu ngi fi de président de mat nañ 2 millions de. non waxuma ñun lañ gën a gëm. xale yi man la ñu gën a gëm sa gars yi man mii te Macky laa àndal te foofu laa leen di andi ñooñu ñëpp indi buñ demee ma duma ko wax naa ko. billahi Thiès de mën na ma faa gañe waaye Ndakaaru gii mënuma fee gañe mënumaa gañe Mbàkke Touba mënumaa gañe Touba kay wan naa leen li ma man Macky Sall kay 60 000 voix laa ko jox maa jiit ma Touba Mbàkke moom président nañu waxante dëgg problème ngeen fa am référendum jéeg député jéeg yéen mi ngi ci fépp ma koy wax dama ni Sénégal am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. waaw yaa wax loolu waaw déglu ma. loolu foo ko teg dama ni tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defar ak yàmba ci Sénégal ak Dakar dëkk bi dana toy waar. ah bon waaw du jeex. li nga wax foo ko teg honorable mais sama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax li ma wax bu doon man lañ jox chefu police te ñu war koo leeral li ma wax xam naa ko dama ni. yamba bi ak drogue bi mi ngi ne xas ci Ndakaaru. loolu bu amee à qui la faute. may ma tuuti Modou Mbacké nit gimiñ bala ngaa xam lu muy walis da nga koy déglu li ma wax dama koo assumer. dafa rëy moo tax mu jaaxal ma trop. mais dama koo assumer kan moo waral loolu. lu xew ba tax loolu am dama koo assumer pleinement dama ni tey. ñi nga xam ne ñooy jaay drogue ak yamba. ay kilifa lañu ñoo ko mën a indi fii moom lañ leen di tuddee moom la ñu jëf ak ñoom. danañ ci mos ci yoonu danañ ci jaay loolu ak kii la faute yow yaa koy xool mais lu am la. boo gisee ma laaj loolu. xam nga li ma bëgg. allez-y. xam nga dañu wax dañ ma porter plainte. man maa porter plainte sama bopp nañ ma woo kay man ba soxlawuma man na maa wuy sax ak immunité yi ma yor yëpp. li ma wax na ma procureur woo suba ma dem wutuma ku ma protéger. bëgguma da nga ko jox maximum d'information. may ma bëgguma avocat je n'aime pas d'avocat que le procureur ma convoque demain. may naa ko. ah li nga wax kay moom da war may ma tuuti dama ni. waa jooju ni moom dafay nekk ak ñu wéradi ñi
na dem ñu faj ko ba pare ndax il n'est pas normal ndax mag muy wax man laa jur def ci réew mi loo deful sa bàyyi defu ko cim réew boo koy attaqué ko ci loo xam bàyyil gërëm mooy bàyyil gërëm mooy waaye li may wax nii moo leen di contrôler ba bu ngeen ni dee Moustapha Cissé Lo du moo ne droit de l'homme fan lan mooy droit de l'homme lan mooy droit de l'homme yow Moustapha Cissé Lo luy droit de l'homme milliards yi nga sàcc ci Kadhafi milliards waa Touba yi Kadhafi joxe pour waa Touba pour ay hôpital ak ay projet nga lekk ndeyam di jaay nit ñi réewande yow Moustapha Cissé Lo dinaa da ngeen ne gosse bi day toog di wax rek damay toog di wax rek ah du yaa nekkoon ambassadeur yaa nekkoon yaa ngi fàttaliku ah Moustapha allo Moustapha Cissé Lo doomeram Moustapha Cissé Lo da nga fàtte gosse bii nii moo leen di contrôler ba bu ngeen ni dee Moustapha Cissé Lo du moo ne droit de l'homme fan lan mooy droit de l'homme lan mooy droit de l'homme naa kat Moustapha Cissé Lo luy droit de l'homme milliards yi nga sàcc ci Kadhafi milliards waa Touba yi Kadhafi joxe pour waa Touba pour ay hôpital ak ay projet nga lekkante ko da ngeen ne gosse bi day toog di wax rek damay toog di wax rek ah du yaa nekkoon ambassadeur yaa nekkoon yaa ngi fàttaliku ah Moustapha allo Moustapha Cissé Lo doo Moustapha Cissé Lo da nga fàtte ay bi la jur Moustapha Cissé Lo yow laay waxal da nga fàtte sa yaay toog ci kanamu doomu Serigne Touba ak surtout Serigne Touba yi di wax ay golo da nga fàtte Abdoulaye daa waxoon ñu génne ko Touba Moustapha Cissé Lo xanaa fàttali ko woo fi nga jógee doome di jaay nit ñi reewande ci kanamu mbàkke yi doo ma fayul papa Ablaye Wade Moustapha Cissé Lo man maay toj papa Ablaye Wade tëdd këram di naan ay jus d'orange am may Moustapha Cissé Lo barkey borom Touba bu doon man la mbéj laay Cissé Lo sàcc nday alalu sénégalais yi ba pare dugg biir Touba di jaay surtout sëñ Bamba yi ay réewande naan yéen jigéenu Mbàkke yi yéen jigéenu Touba yi dinaa leen may ñaar fukki junni waaye bu ngeen gañewul nag da nga maye saram marchand ambulant nga doon def léegi taalibe sëñ Bamba yi ñoom ngeen defe ne ñoom ay marchandise lañ ba nga leen di marchand ambulant da nga defe ne ñun sëñ Abdoulaye fekkuñu fi xanaa wala da nga defe ne bi sëñ Abdoulaye di bale lu Touba ñun bokkuñu woon ci gana yi nekkoon biir Touba ak Mbàkke doomeram Moustapha Cissé Lo nag laay waxal li may wax askan wi laay waxal dama koy bàyyil gros mots yi dama ni c'est de gros mots mais que dama koy assumer ndax waxuma sunu doom yi yàqu ci drogue ñu leen di yàq ci yàmba wëlbatiku di leen tëj ci kaso bi ay fukki at loolu la contre te ñi ko fii andi ñoom am nañ ñu leen protéger am na fu ñu protéger woo ndax gone yi tux ay joint yàmba du ñoom ñoo fi andi yàmba ak drogue yenn dër yi xam ne mi ngi jaar fépp xam naa ci ñun dañ ciy wax te yaa ngi xaar may ma tuuti may ma bus Modou bul yàq suma wax allez-y temps baa ngi dem xam nga toog nañu CEDEAO ñuy wax ni Guinée Bissau dañ fay jaarale drogue bi ak leneen te président yëpp a ngi toog lu tax kenn léew lu tax ñuy wax loolu mais fi ñu nekk suñuy frontière dafa permettre foo jaar jàll ma raw sendal waaw wayu yi délinquants yi ay boroomi alal lañu yu ami moyen ak i pexe yéen a ngi fi doon tudd le gosse la lu mu tudd booy jinne xaw ma waaw du benn booy jinne amulu rab amulu xam-xam du dara daa am ay complice yu ànd ak moom c'est ça la vérité kon nañu seeti li may wax lu mu kon da nga xeeb liggéeyu police ak gendarmerie man xeebuma kenn dama ni ku ne na jouer rôle am dama ni drogue bi fii dugg ak yamba bi ay kilifa ko fi dugal loolu laa wax voilà waaw léegi nag loolu dañ ma cee bëgg a yóbbu ci yoon suba pare naa pour procureur maa ngi lay wax nga wooma
man ma wax li ma xam. li ma jaaxal président mooy ndax dana la wool moom procureur. xaw ma ci dara man wax naa li may wax. li tax ma wax loolu mooy déggu nañ fi kaaw commissaire Keita Cheikhna Sadibou Keita mi nekkoon OCRTIS ba mu fi bi cee ab bataaxal ni drogue bi am na fu muy jóge am na fu muy dugg dañ ne ko noppil daal di koy sax rajo dax ko ci police. te jàpp ne tey loolu bu xewee tey man dama ni man xam nga man Modou. Sénégalais là je suis un Sénégalais je suis de l'APR j'assume ce que je dis. dama ni drogue bi ak yamba bi ay kilifa koy dugal ci dëkk bi. ndax sa président Macky Sall tey bi nekk sa njiitu parti ndax andu ci loolu kon moom bu ñu xoolee ay doxalinam. man nag du ma dugg ci loolu Macky Sall. ok dañ ci dugg ci ambar fee nag analyser ko. moo duna xalaat. kaddu yi ñaga suñuy dégg moo doy waar. kaddu yi ñaga si du fi jóg. loolu laa bëgg nga d'accord ci du fi jóg parce que li tax du fi jóg mooy dama la wax ni xëccoowuñu diine xam nga diine am nay principe yàlla nee na yonent bi nee na ku baax ki nee na mais li ñuy si xëccoo addina la te ñi koy xëccoo du ñooy ñi gën ci réew mi déedéet du ñi nga xam ne ñoo ci gën politique ku jóg rek da ngay nekk politicien ku nekk nag moyen ba nga xam ne bi moom ngay def pour ñu dégg la moom ngay utiliser lii lu bees amu ci. léegi pexe bi mooy lan. man aw ma pexe li ma am daal man ni may defee politique du ma ko changer aw ma lu ma ciy jàng xam nga mënoo falu ñeenti législature yombul ñu fal la député yombul. ma def kenn defu ko fa. te du ngay gaaruwaale. dama ni du ngeen ko wax dama ni li ma def man ci CEDEAO du ngeen ko wax yéen presse bi du ngeen ma ko laaj te li ma def ñëpp xam nañ ne kenn mësu koo def benn doomu Afrique defagul li ma def ci Afrique Issoufou wax na ma ko bërki dem Pape Sayer mais fekke na ko dani ma fi nga yóbbu parlement bi yow yaa ko fi yóbbu te yow la ñu yaakaar ci monnaie unique bi na nga approprié wu dossier boobu ndax gis nañ ñi ngay def ci libre circulation personne ak biens yi fépp lañ may woo maa ngi jëm fële ci Amadeus maa ngi jógee bërki démb ci forum international jot ngeen ko site yi may saaga duñ ko génne te ay président fa nekkoon te man lañ jox kàddu gi ma wax loolu Genève la amee pourquoi du ngeen ci wax mais si c'est loo saaga nag ku wax lu dar ma saaga la ma daggal la saaga ku ko wax ma defaat dama ni man aw ma lu may dama ni ku ma wax lu jar ma saaga la ma saaga la loolu ci laa nekk loolu laa gëm te duma ci jógee man juróom-benn fukki at ak ñeent laa ñi fiy falu tey ak di coow. yi nga yëkkati fan yi kon rëccu woo ko. may ma man sosu may kàddu dañ may wax may tontu. dama ne li nga yëkkati. gone gu réew bu ma magee baayam bu toogee ni ma yow mérité woo nekk sax planton assemblée danaa ko wax ni sa baay ci boppam moo mérité wul dara te yow yaa tekkiwul dara. loolu laa wax jërëjëf léegi Cicelo. politique bi li ma ci wax. allo sama position du ma ko changer tey. on résume en français. résume en français. Moustapha ak xaalis te ñun ñu am pouvoir de contrôle am nañu sañ-sañ ñun groupe majoritaire ñun ñoo ko demandé keneen demandé wu ko gannaaw ab député bu bokk assemblée waxul ak assemblée te fa la bokk mais bind na wax ci média yi muy loo xam ne politique a ko tax a jóg. bind na procureur tamit nee na. ci lay terminé procureur bind na ko mais defe naa du woon yoon wi waroon na am ñu mën a informer ak assemblée bi mu bokk ba pare doog a dem ci procureur ndax procureur bu ko bindee sañ na ndax du boobu dossier rek dossier yu bari mi ngi ci procureur yoo xam ne procureur yóbbuwu ko fa mu ko war a yóbbu téye na ko ndax moom rek moo am pouvoir de poursuite loolu ngay xam kon procureur balaa poursuivre day xam fu xaalis jóge fu xaalis boobu ñan ñoo ko jëlan ak fuñ ko jëlee ndax dossier boobu ñëpp wax nañ ni du dossier état dossier privé la moom mi ci xam nag lu leer te nee na xam na ay compte da nga koy won ni Sonko yow kat nit ñi ñu ngi lay bëgg a ragal. mais est-ce que réellement gëm nga ne lii di commission d'enquête parlementaire di leeral mbir yi ndaxte yàgg nañoo gis ay commission ci assemblée waaye daanaka France du mujj fenn ay waxu kese lay doon est-ce que tamit bi yoon tamit mbir mi du demee na mu daan demee. Alaaji Njoogu mbir mu nekk du niroog ma ca des. gis nga dama bëgg nit ñi gëm sunu justice l'intime conviction du juge buñ koy wax. Macky Sall da leen ko warmal yaa ngi doon wax. gros dañ koy warmal mooy njiitum réew mi dama ni débat bi ñuy wax. Sénégal Macky Sall daf ko jiite. mais Sénégal du Macky Sall moo ko war a sàmm fépp. am na ci cër xam nga lu muy teg. am na ci cër. mais loi yi la teg ak i règlement. ak li Sénégal am. France moo nu ëpp. mais bu seetaanee. wala mu ànd ci yenn jëf. kon day mel ni complice dara dama ni. da nga fàtte kaaw commissaire Keita. non mais nekkoon Mbacké dama ni dem leen. ba mu waxee la mu wax dañ ko dàq rajo ko. dem leen ngeen jàngiyaat. am réew fi jàng. am réew ku ne da ngay jouer sa rôle France.
France li ñu yor ci sécurité ak liñ ci def. xam ne seen budget yëpp te bis bu ne ñu def scandale ki fab oto bi daw jaar Nice jaar ci kaw nit ñi. xel nangu ko woon xalaat mënu ko woon am police mënu ko woon a contrôler. damaa bëgg nit ñi dellu ci citoyen. mais am na ko taxaw ni am naa information nan topp li piste baa ngi nii joxañ la tur nga koy dàq ni ko noppil muut kon drogue bu duggee Sénégal ay immeuble nekk fi ñu tabaxee drogue président Macky Sall am na ci cër ndax moo seetaan yenn yi. xam nga li ngay wax damaa bëgg nu wax ci débat bi nuy wax muy njëriñ réew mi président Macky Sall li mu yor ci ay problèmes yu mu war a gérer du da koy fab dafa am pouvoir constitutionnel boo xam ne day tasaare rôle yi ka war day def sénégalais bu ñu jox confiance ndax assumer sa responsabilité mais bàyyi leen lu ñu wax ngeen ni Macky Sall mën na sénégalais bu nekk yow li ngay wax te gëmoo ko nekk ci presse bi mu taxaw ci sa wet moo war a sàmm presse bi te bis bu ne presse bi dérapé am ñoo xam ne yéen a gën a leer ne la ñu defuñu ko ci yoon mbaa ñu wax toj penc woo xam ne wii addina day tas Macky Sall lim man mooy teg cadre juridique faat ay ressources humaines de qualité kenn ku ne mun la sàmmal boor bi kooka ba ka ñuy teg day jël ay nit mais bu dee nit ñooñu dañuy dem woor mbaa ñu bañ a def la ñu war a def day laaj booba tey kon de xanaa àndoon ci dàq commissaire Keita àndoon ci dàq commissaire Keita benn question honorable la fii may laaj nag bul yàq débat bi xanaa àndoon ci dàq commissaire Keita kon yow bi mu joxee ni am na information ci wàllum drogue bi ñu ko dàqee kon mbir na métti war nga taxaw wax di ko kenn dàq dama ni man suma rôle rek laay joué man je suis un mais am na ay fait yu aaje analyser doo ma déglu je suis un député un homme loolu moo tax nga war a xam bàyyi xel li ma xam lu ma xam la ma ca xam ak fi ma ci war a yem danaa ci yem lenn li may wax danaa ko wax ñëpp dégg ko muy ci rajo yi li ma war a wax feneen ci biir dinaa ko wax mais damaa wax ni li ma wax yemul Sénégal de ndax drogue bi ñëpp xam nañ ne Mali ba Guinée Bissau ba fépp la jaar waaw yow kon li ma wax man ma wax ci waaw yow yoolu yaa ngi koy wax keneen di ko wax mani la ay kilifa koy dugal da ngay jéem a xam nag yow mbaa ngeen seet journaliste d'investigation yi ngeen jéem a xam ne kilifa yooyu ñan la mais am na leneen li nga xam ne lii wax naa la ko loo ay kër a ngi fi yoo xam ne yi ci réew mi boo ko wëree ci fépp xam ne dañ cee blanchir xaalis boobu ñun bés bu ne ñu liggéey ci loolu dem tabaxe ko ay kër te drogue lañ ko jaayee te ñooñu kilifa lañu ñu ngi fii di maye xaalis di battre ci kii yi di def lu ne kon li ma wax xam nga ko kon bul ma ci nekk di ma ci sonal. voilà ñu laf laajtum drogue bi jeexale parti APR. tey it incha allah 90% lay gagné foofa laa am ay mbokk ak xeet Touba melting pot la am naa fay soppe am naa fay noonu mais ab sëriñ moo ma fa andi mais ña nga xam ne nag loolu lay wax ak yow ña nga xam ne ñooy politique ñëpp nag laa ci boole maa ci ëpp mbooloo. mais mbirum buñ ko weddee it loolu mën nañ koo vérifier Touba amul ku fa ne di politique ak ci parti boo mën di bokk nag laa wax boo xam ne ëpp ma ëpp leen fay jëf ndax Touba ay milliards laa def ci nit ñi bu doon tey ku ma jox déglu mais may ma élage dama ni dama koy wax bu doon ku ma jox teraanga muy alal ak dimbali la sa loxo day dagg boo duggee Touba ay loxo yu dagg rek ngay gis yàlla bu ci sa loxo sëriñ daggaale wala sab xarit. léegi pour jëw si Ousmane Sonko ak 94 milliards yi doon wax sànq xam na ne moom candidat présidentiel di waajal élection yi di waajal campagne est-ce que lii yëpp du ay pexe politique ngir singali ko parce que gis nañ yeneen coow Prodac mi ngi fii 29 milliards yi doon wax coow yu leerul defoo leen commission d'enquête tey parce que c'est Sonko rek ngeen paraxee affaire yi bëgg cee sawal lool ngir est-ce que du jógal leen pour galgal ko. mais loolu ministre bi tontu la ci mais El Hadj Ndiogou yéen sunu xarit ngeen wol Pape Ngagne Ndiaye suma xarit suma doomu ndey maa ngi koy nuyu am na ku bokk ci parti bu Sonko bi mu ko laajee dañu ko Sonko 2013 la bëggoon a démissionné bi mu sàccee ba bari xaalis xam ne buub na parti yëpp yaa ngi koy tuumaal mais dama yóbbu yoon di ñu taxalaale dama yóbbu yoon dama ni Sonko dafa sàcc alal jaay ci pàkk yi par des ay prête-noms la ak kër yi mu am ndax non enrichissement illicite buñ ko doon seet moom la ñu war a jëkk a woo ndax fonctionnaire la liggéeyul fukki at ak juróom ay immeuble la yor dem chantage waa HLM def nee na genn kër la yor waay du waxul dëgg waay xam nga kër mën nga koo bañ a bind ndax mën nga dem ñu jox la pàkk nga wut nit jaay ko gaa yaa ngi koy def fii xam naa yooyu doo ko def sa tur du la laal mais alal ji mu yor la war a justifier ak alal ji muy dépenser fi mu toll Sonko mënu leen a wax. nee na gaa yi ñëw cotiser di ko jox. maa ni waxul dëgg
loolu sax waru ko jël dafa war a jaay ay carte mbaa mu génne liste bi li muy jël tey bu doon man maay président de la république xaalis bi mu jaarale ci kii dama koy confisquer ba pare yóbbu ko ci yoon ndax loi réew mee ko wax. loolu moom xalaatee su ko. man duma Macky Sall de toute façon dama ni xëy na duma nekk président Sénégal mais bu doon maay président Sonko du dem élection ci kaso bi laa koy def balaa élection yi. mais gars yi bu ñu ci amoon ay finde surtout galgal adversaire politique instant bi comme ñu def keneen duñ ko génne taxal ko. Ablaye Wade bi may leeroon bi may woy Ablaye Wade bi may woy boo ko laalee ci police fii demal nga wooy Baye Ali moo ko enregistré ab lettre la ñu capté ne Macky Sall bind na lettre bongo rek gisuñu xaalis bu ñëw ak bu ñëwul Sonko loo xamadi xam ne ñetti at yi xaalis bi muy financé am na fu mu jóge fu leerul c'est occulte sénégalais yi nag seen tàmm moo garaw lu bees dañ koo bëgg te duñ ko xool Sonko fan la jóge fan la jëm Casamance la dem rebelle yépp la woo ñoom la defal añ dem. Macky Sall fu mu jóge woon ba yegg si fi mu yegg si. Macky Sall fu mu jóge ingénieur géologue la. kii inspecteur des impôts et domaines. waaw déglu ma dafa am trajectoire xam nga Macky Sall tëbul rek ni lay nekk petit inspecteur boo xam dañ koy yónni mu yore saak bu ñu jaayee pàkk jox ko ci xaalis bi bu demee chantage def na ko Mamour Diallo ni ko des naa poche boo xam ne régulariser ma ko ma def ci sama permanence mu lànk mu koy attaqué di dóor kooku nga ni kooku war nañ koo jox Sénégal yow loolu nga xalaat sunu bakkan de ñun du ko fekkee xeex la boo xam ne dina. loolu askan wi mooy diriger askan wi mooy décider. mais ci lañ su jotee askan wi mooy décider mais yow yaay décider. dama am ay électeurs yu ma gëm. politique investissement la. El Hadj Ndiogou man damay jënd gerte di jaay ñebe di ami bénéfice di ko defaat démb laa jóge Touba ba ma demee la ma fa ñàkk ëpp na 10 millions. Sonko di wër di wax waaw sama xaalis la maa ko moom. léegi loo def rek foog nga wax ko. mais dama koy wax. parce que dañuy politique xam nga man def. loo def wax ko nag yool nga day dañ yool nga day faf dañ. bëgguma ci yoon. xam ñi may defal lu baax daañu woteel ki ma bëgg. problème bi foofu la xam nga lii bu may wut yool man la ma séq ak sëriñ ba déggoo man la lii laa jox sama sëriñ te maa ngi jëf mais li ma séq ak ñi nga xam ne dañ maa topp ngir ma tane leen di leen dimbali te waxuñu ko danaa ni bis bu ne bu ma wëree Sénégal ci ñi ëpp jëf. juma def ci nit ñi la mais wutuma ci payug yàlla damaa bëgg ñooñu ñu topp ma ànd ak man ci li ma leen di wan xam ne lii mooy njariñu Sénégal ak askan wi loolu mooy wax. mais yow inconsciemment ni ngeen di signaler Sonko ku nekk di attaqué muy yow di yeneen kilifa yu APR est-ce que du inconsciemment yéen a ngi koy liggéeyal. xëy na da ngeen koy may bës ba nga xam ne nit ñi sax xëy na ñu ko faraloon yéen ko faral ndax yéen seen taxawaay ci kanamam. Sonko anti valeur la gone gu tuuti la. da ngeen di bàyyi waaye waxuma koy may bës di wax ci moom. El Hadj Ndiogou sañ na toog man ma am 64 ans mu naan Moustapha Cissé Lo ku xamadi la ku ñu yarul. bàyyam moo ma gën a xamadi. déedéet loolu laay wax yooyu ba li ngay wax. mais moo ma ko wax. non ba li ngay wax. loolu moom waxewu ko fi. waxewu ko fi. wax ak teggin sax mag da ngay wax da ngay wax ànd ak teggin. tontoo ko fa mu ko waxee. amul teggin. bés bu ne ñu envoyé ma ci seen télé yi ak seen rajo yi ak kii budul fii kon fiñ ma laaj lay wax ndax yaa ma laaj question bi bu toogee ni man dama xamadi te ma jur doom joo xam ne moo ko jëkk a nekk inspecteur des impôts et domaines dàq koo jàng ëpp ko yar ak teggin moo jàpp ne mag ñu xamadi lañu na xoolaat ba xam baayam ak rebelle yëpp xamadi nañu wala déet. loolu waaw léegi foog nu calmer.